lay naan fii lañu ko defaree ci réew mi ay doomu réew mi ñoo koy liggéey ndox daal du romb Aquaterra sell na neex na baax na yiw na dal na te it daf may dalal Aquaterra ndox mu sell. oulala dama wéet mais namoon naa leen quand même vraiment chers téléspectateurs waa dafa mel ni maman waa Kër Sidi yegg si nañ de. xaaral man foog ma ñëw foofu pour mën laax li ma lay wax. waaw parce que man tey damaa wéet et j'avoue que damaa wéet. gis nga kër gi nee na selaw. kër gi moom dina ne selaw. borom bruit wi nit nekku fi. moo yey ndax moo tudd Sonko bi émission bi passé yëkk nañ ko lu mel ni xeme. moo tax mu daw. léegi nag man. dañ maa menacé. yow mi waaw j'ai reçu des menaces. déedéet kay man tey boo leen amee ay invité lépp lu jëm ci Sonko waxuma laaluma jegew ma. non rassure-toi tey waxuñ mais li ñuy wax tamit maman. dañ maa menacé faaw mu laal Sonko de. du ay caaxaan de wallaahi dañ maa menacé. ndax coow li. nee nañu lu mu rëy soo waxatee ci Sonko. nee loo gis man la. mais coow li lu mu rëy Sonko ko waral. man léegi maa waxul ci Sonko. situation bi nag ça va être très compliqué. léegi gérer say invité rek yow. ma gérer situation gérer rek. mais en attendant moom borom kër gi moom foo ko séenu ko fenn. léegi nag alaaji yow dinaa la woo nga wax ma yow lan nga jot ba tax nga daw Kër Sidi ana lu la gaa yi def wala lu la gaa yi wax nee na fees daal na menteng je parle de Biteye ñu ngi leen nuyu au passage beaucoup de téléspectateurs yu Walf TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalalaat ci seen beneen numéro Kër Sidi c'est toujours un plaisir di dalal leen ci suñu kër ñuy waxtaanee actualité waxtaanee jamono fu mu toll waaye tamit waxtaan woo xamante ne nii dañuy décontracté ndax nag suñu kër ngeen ñu fekk comme Walfadjri ñoom dañ naan jëme rek ñu ne jëmee dañuy ñëw te duñ tàggoo ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax fépp fu ngeen mënta nekk ci réew mi ak ci bitim réew di nuyu également kilifa diine yi ndax nag quoi qu'on puisse dire kilifa diine yi ñu ngi jouer rôle bu am solo ci apaisement bu Sénégal ci jàmm ci sutura ndax li fi xew barke Dembo Ndiaye wane na ko ci taxawaay bi nga xam ne taxawee nañu ko tey nag numéro Kër Sidi dafay nekkaat encore numéro bu spécial comme tous les autres numéros d'ailleurs ndax dañu nekk ci contexte bi nga xamante ne nii vraiment contexte bu xaw a tàng la voilà les nerfs sont tendus comme ni ko gars yi di waxee et puis il y a mort doomi aadama yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan et pratiquement ñoom ñëpp ay ndaw lañu mu nekk situation boo xam ne jéggi nañ dayo gars yi wane nañ sax sama invité yi déjà mais avant rek ñoo daal di dalal ñeneen ñi nekk ci boor bi damay daal di jox kàddu gi boor bee ndax tey moom dama am plaisir vraiment recevoir sama professeur ci plateau bi. oui maman baal ma rek balaa ngay joxe kàddu j'aimerais bien remercier sama waa quartier di Pikine Médina Gounass. waaw donc tubarfakala am na ñoo xam ne daawuñu seetaan Walf mais léegi ba ñu ma gisee ma ciy génn ba léegi dañoo commencé di ko seetaan donc je ne peux passer cette émission sans pour autant les remercier. maa ngi leen di remercier di leen wax di leen kontaan naa trop ci taxawaay bi ngeen ma taxawoo ak soutien bi ngeen ma apporter. donc je ne peux que vous dire merci beaucoup sama waa koñ di remercier sama maam Rougui Diallo. yow xanaa maman gars yi dañ laa mën a ca Malika tu vois donc tey mënu ma woon jàll te remercier wu leen parce que sama xol dafa sedd ci ñoom. tout à fait ndax wane nañ ne ñi ngi jàppale seen doom xam nga. kontaan naa daal big up à vous. nit mbokkam rek la am te je pense que bu sa mbokk di bay ci waar da nga ko war a mën a fekk si bu baax a baax di remercier di nuyu bu baax a baax waa Médina Gounass bi yëpp mais di nuyu également askanu Pikine bi yëpp mais askanu Sénégal gi yëpp nga xamante ne nii bi ñu yógee également li dal Walfadjri 72 heures yi nga xam ne coupé nañ ko signal bi nit yi taxaw nañu jàppale ñu mais également réseaux sociaux yi gars yi song nañu bu baax a baax bi en quelques heures ñuy am des millions de vues yoo xamante ni yaakaaru ñoon sa peut-être dañ ko am si direct yi donc loolu yëpp également solidarité bi nga xamante ni askan wi ñu ngi koy magnifier mais defe naa dañoo delloo jox naar bi xoromam parce que tamit Walfadjri a toujours été là pour le peuple parce que ñun nous sommes la voix des sans voix et comme je le disais tantôt tey suñu invité ki may njëkk nuyu bokk na ci professeur Ibrahima Bakhoum ku ne professeur Ibrahima Bakhoum nag sa xel danaan yar ci tasum xibaar di journaliste également formateur nekk koo xamante ne nii yàgg na dox ci wàllu presse di ci dëngu ba tey jilee moom moo nar a nekk tey sunu gan ci Kër Sidi professeur Bakhoum maa ngi lay nuyu di la ziar di la dalal sa kër parce que Walfadjri sa kër la aussi. d'accord naa ko maa ngi lay fay Aïcha
di wax na ji waaw yow de comme sama étudiante nga woon bu la neexee nga ooy ma professeur mais dama leen di wax toujours na ji professeur grade la bu nekk fële université. du man bokkuma ci loolu. maanaam mais nag comme noonu comme mënu ma ci dara parce que mais yaa ma jàngal ma doon jàngal honneur boobu da nga ma koy may rek. waaw boobu nangu naa ko quoi maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp di sant tamit wax na ji kër Sidi moom comme ni nga ko waxee kër yi ñëpp la. kon nag ku nekk sa kër kenn du la wax bienvenue. waaw kenn du la wax bienvenue. mais également ngay joué ci rôle bu am solo ci wetu CNRA ndax présidence ba également conseiller nga fa xam naa ne dinañ waxtaan ak yow lu bëri tey nag moom professeur du ma mën a jubóog yow à 100% ndax waa CNRA dafa mel ni dañoo attaqué daal duñu song te comme am nga ci pàcc également du ñàkk mën a yow ñu dikk ci waxtaan bu baax a baax maa ngi si plateau bi également ak El Hadji Malick Guèye moom mi nga xamante ne ni présentation bi ñu gën ko leeral El Hadji Malick Guèye moom ancien député la mais également président mouvement Suqali Sine Saloum fas yéene doon sunu gan ndax tey ku ne tey ji kaw Sonko waxtaanee li nga xam ne moo xew ci réew mi yëpp bu ñu ko englobé Assemblée nationale am na ci pàcc bu am solo te yow nga nekkoon ancien député tax sa teewaay am solo fii ci kër Sidi ñu ngi lay nuyu dalal ci kër gi. ñu ngi lay dalal bu baax ñu ngi leen fay bu baax di am mbégte lu rëy nag di leen nuyu di nuyu waa Walfadjri yëpp. rawatina ci kër gi nga xam ne fi lañ nekk tey. muy kër Sidi Lamine. muy émission bi tudd lu mel noonu. bon dafa mel ni suñu kër la ñuy dugg rek ndax kër Sidi Lamine mooy suñu kër. ndax ñun ñëpp waa doomu Sine Saloum lañ quand même. bon maa ngi nuyu waa Walfadjri di leen jagleel nuyu bu rëy di ñaanal Sidi Lamine mi nga xam ne moom kër gi ñu tuddee ko moom kër gi waaye ñu tuddee ko émission bi. bon ñu ñaanal ko yàlla nu kër gi toll yal na ko këram ci aljanna toll lu mel noonu. di ñaanal doomam ji fi nekk di suñu doom ñun ñëpp. yàlla jàppale ko aar ko ba mu mën a continuer mission bi nga xam ne moom la doon ci papam waaye di nuyu journalistes yi nekk Walfadjri yëpp. di nuyu Sénégal yi nga xam ne encore ñu ngi déglu particulièrement waaye nag di nuyu ñëpp képp koo xam ne doomu sénégalais nga. di kontaan loolu ci émission bi ngeen ñu invité tey. jërëjëf El Hadji Malick Guèye du ñàkk moom itamit ñu daal di yaatal ak moom lu bari ci taxawaayu pencum ndawi réew mi ak situation gi ñu fa gis yëpp. maa ngi ci plateau bi également ak sama président laa koy wooyee ni ma professeur Bakhoum fas yéene may tout au long de l' émission ma koy wooyee professeur moom aussi noonu la ma naree may ma koy wooyee président mooy Sambou Biagui di journaliste taskatu xibaar la mais également nekk président bu APRES di association de la presse pour l'entraide et la solidarité Sambou Biagui président maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax Aïcha. di naan alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sant yàlla bu baax a baax li tax ma démarré ko noonu. kër Sidi Lamine di koo xamante ne am na rôle mu joué ba tey ñun toll fu ñu toll. waaye beneen bi mooy dañu génn ci crise am fukki doomu aadama ak benn ñoo xamante ñàkk nañ ci seen bakkan tey nag mu yemoo ak li nga xamante ni moom mooy ñu fàttali ko parce que avant-hier deuil national la woon démb deuil national tey bu jotee ñu toog yàlla may ñu fu ñu koy waxtaanee yaakaar naa ne baax na ñu dikk ci mais mbégte bi nga am mbégte boobu laa am à deux niveaux pour ne pas dire à tous les niveaux beneen bi mooy ci Malick Guèye lay commencé mu nekkoon ancien député. nekk koo xamante ne ku am kóllëre la c'est important ci politique bariwul ñu am kóllëre mu nekk koo xamante ne xaritu ñëpp la nu meloon démb noonu lay mel tey donc mu am solo donc bu toogee loolu ñu seedeel ko beneen bi mu am mbégte lool nag très franchement bokk ak plateau bi on doyen maa ngi doon tooñ. sama rakk ji sànq maa ngi naan ko bëgg a gis yonent bi wala ngay buuxante gis yonent bi bu ngay buuxante gis yàlla boo dajeek yonent bi mën nga dellu doyen Bakhoum nekk koo xamante ne référence la ci ñun koo xamante ne suy wax dañ koy déglu mu nekk koo xamante ne suy jëf dañuy taxaw di ko seetaan ndax jëlee ci moom loola mu nekk koo xamante ne fu ñu toll tey ba am courage tey véritablement di am sañ-sañ bii ci métier mii di presse bokk na ci xam naa bu baax li ma ko wax moom xam na li tax ma koy wax donc dama koy ñaanal yàlla may ko gudd fan yàlla bàyyi ko fii ba ci kanam ak kanam mu ñuy tette parce que
deful ni ñeneen ñi abandonné ñu dem ci toog ci donkaasi gi bari na fi lool waaye moom dafi toog ne xale yi dama leen di gunge ba ñu màgg bu ñu màggee ñoom tamit ñu mën du gunge xale yi di ñëw pour que ñoom tamit ñu màgg loolu dama koy rafetlu ci moom mu nekk koo xamante ne dama ko naw donte ne dafa bëgg carotte carotte nag fu mu toll nii boo bëggee mu bëgg rek da ngay dem jëli carotte rek nga ñëw jox tegal ko donc vraiment yow tamit nga nekk sama rakk sama jigéen nga nekk caatu kër gi ci caatu après nga def ci liggéey bu am solo donc su ma amee toogee ak ñi mel ni mbégte rek laa mën a àndal loolu moo tax ma ne alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi lay gërëm baax a baax ci invitation di jaaree foofu sax di nuyu kuréelu journaliste yi yëpp nga xam ne ni ñu ngi liggéey bu am solo ngir dundinu taskatu xibaar mucc ayib mën na ci cité tey après bi nga xamante ne lépp luy dimbalante ci wàllu tasum xibaar bu mu ci yëngu et je pense que tey ji ténoru média yi yëpp tey bokk nañ ci kuréel bu am solo boobu nga xam ne tey tëral ngeen ko ñu koy rafetlu di nuyu waale aussi waa CJRS convention de jeunes reporters di nuyu waale également waa SYNPICS parce que ñoom itamit liggéeyu journaliste tey ji bu demee ba duñu xoxotal journaliste ñoom am nañ ci part de responsabilité bu rëy a rëy te ñu ngi liggéey pàcc bu am solo ak ay mbootaayu tas xibaar yi nga xam ne nii bëri na collectif des femmes médias collectif yi jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci média bi ak ñoom ñëpp ñu waxtaan bi nag moom tey bu ñu koy démarrer également faaw ñu nu ñu koy waxatee faaw ñu solidariser un peu parce que nag quoi qu'on puisse dire également métier mi tey jii dëgg la sénégalais yi am nañu droit à l'information mais ñun aussi dañu am devoir d'informer mais nag nit ki tamit lu mu am devoir d'informer war na ko mën a am ci anam gi nga xam ne dañ koy may jàmm bañ ko fitnaal bàyyi ko mu liggéey parce que mënoo ne askan wi am nañu droit à l'information journaliste bi dafa am devoir joxe la bonne information te doo ko bàyyi mu am la bonne information ci noonu professeur ñu gis ni que li ñu nemmeeku yépp ci kaw Sonko bi du début à la fin def ñu dul xoqatal journaliste yi commencé ko ci levée immunité parlementaire am ñu daal di xañ ñi nga xam ne ñu taskatu xibaar yi ñu accéder à l'hémicycle ñu daal di teg comme quoi que waruñu dugg ndaxte Covid-19 moo fa nekk entachement bi lañ doon bañ ñu nangul leen ko peut-être ñu ñëwati encore situation bi gën a jéggi dayo mooy journalistes yi dem di liggéey sur le terrain le préfet qui se permet de dire gazez-moi tout le monde même la presse amu ci benn kersa amu ci benn kii même caméra yi di la wër sax nga wax ko noonu devant tout le monde li gën a garaawati sax moom mooy cas bi mujj peut-être ñu koy ñaawlu bu baax a baax mooy affrontement am situation yu jéggi dayo ngeen di lakk ba lakk ay këru tas xibaar doyatul CNRA jël décision boo xamante ni mën naa ne constaté wu ci kenn ndax amul peut-être notification boo xam ne day prouver ne que toog nañ def suñu direct tranquillement 17h ñu coupé signalu Walfadjri coupé signalu Sen TV mu nekk situation bu nga xamante ni Sénégalais yi yëpp méttitu nañu ko mais yow ban lecture nga ci am en tant que journaliste formateur laataa ñoo dugg ci rôlu CNRA dëggantaan professeur. comme journaliste xam nga mënuma d'accord fenn fu ñuy xasale journaliste yi di warul liggéeyam. tout à fait. moom mooy suma liggéey awma beneen ak it xanaa comme ni nga ko waxee tàggat bi may tàggat xale yi yow ci nga bokk rek ñeneen ak ñeneen fépp fu ñu sonalee ab journaliste yëpp lañ sonal benn boo ci sonal parce que dañuy wax ne ji bu fekkee ne dafa tàmbalee fii mun naa dem ba àgg fële boo jàppee ne yow sa yoon ne aussi ankay ba muy agsi ci yow daf lay bett loolu moom ci di war a liggéey ñu lay aaye liggéey da nga nekk ci ñu ndaw ñi moo tax waaye ñi ma xam ñëpp xam nañ ni loolu moom musuma nangu loolu fenn mu nga commencé ci métier bi ba léegi leneen li tamit dañuy wax ne ji wax nga droit à l'information maanaam kenn ku ne da nga war a am xibaar yi nga xam ne ji moo jëm ci sa réew moo jëm ci sa askan moo jëm ci sa mbiri bopp moo jëm sa sécurité moo jëm sa santé mais moo dem sax ci àddina si waaye bu ñu waxi citoyen foofu lañ koy njëkkee ci sa waa réew ki mën a xamal nit ñi mooy journaliste bi dañuy wax ne journaliste mooy bët ak noppi société mooy fekkee mooy laajte ñu wax ko fa mu war a fekkee buñ ko tëjee ne ko doo fi jaar waxaguma tëj kii de maanaam fii laa war a jaar ñu ne ko doo fi jaar dama war a liggéey ñu ne ko doo fi dugg loolu ñu ngi koy commencé xañ li nga xam ne bokk na ci droit moom journaliste pour ñu wax ne ji àgg ci fi ñuy joxee xibaar maanaam accès aux sources daña bokk ci liggéeyam
loolu mooy yëpp ñu dajale droit yooyu yëpp nga ne ko lii bu ko fi def nii da ngay xatal fii wala moom bi ñu moom coof nga xatal ko ba mënta joxe boo ko joxul lim soxla fi mu ko war a amijee nga xañ ko xañ nga ko réew mi yëpp xañ nga ko ñëpp ñu ko war a déglu loolu la ñu wax ne kii la wala wax war laa xamal buñ ko teree wax war laa xamal kooku tooñ nañ ko tooñaale ñiy déglu ñu ne nag léegi ki nga xam ne dem na bay wax commencé wax ba mu yàgg góorgóorlu na ba am dara toog ba mu yàgg ñu ne kamañ ñu ne lu xew ñu ne ay ñu kat dañoo coupé dagg signal bi ñu ne kat moo ko dagg ñu ne CNRA ñu ne waa mais kat mooy CNRA Conseil national de régulation de l'audiovisuel réguler boo déggee jox réguler mooy fexe nii ndax def nii dafa yomb def nii ëpp dafa yomb donc réguler mooy ki nga xam ne dafay fexe ba li nga xam ne moo war a am kenn ku nekk mun ci gis sa bopp bu lii commencé ëpp ñu wàññi ko lii bu lii commencé néew doole trop ñu delloo ko loolu mooy réguler kii war a réguler nag lan lay réguler ñu ne ko yow lañ dénk réguler audiovisuel mooy lépp luy rajo di télévision ñu ne waaw yow loolu mooy sa liggéey dégg nañ moo ñu ne ab journaliste moo ko jiite mu tudd Babacar Diagne ay yeneen journaliste sax ñu nga fa parce que presse bi am na mu ngi ci biir maanaam médias yi am nañ ko leen représenté ci biir CNRA bi man naam bokkuma ci waaye nag man may wax ak président di jokkoo ak président di jokkoo ak yéen médias yi di ñu wax conseil du président lii xew dama am na yu bëri dama koy xam yenn yi damay toog ñu ba mu am ñu ne ma nangam am na mais terewul daal ci gàttal fii ma toog nii mun naa wax ak dal waxu CNRA waxu liggéey bi waxu signal bi waaye comme buñ ci commencé dugg développement bi mun na yàgg boo bëggee mun naa bàyyeeku ba ca kanam ba des boo bëggee tamit ma continuer ba la ci gënal rek mais daal mission bi daal loolu léegi nañu ne bon ñu tëb rek dagg signal merci maman ci xibaar yi nga xam ne ji moom laa ci amoon dañ ne ma ne mënu ma wax ne am na fi Walfadjri parce que tamit kii bañ ma ko wax bu fekkee dañu ne ki indiwoon notification bi dafa ñëw ci bunt fekk fa sécurité kooku ne ko du dugg moo bëgg a déposer notification ñu ne ko doog fi déposer maanaam fii Walfadjri moo tax may la xaw ma wanti kër yi la mais moom li ma la wax nii moom wax nañ ma ko noonu am na léegi nag ki nga xam ne moo déposé woon courrier bi beneen mbir la mais bu fekkee ne am na benn ci kër yi fu mu ci mun di am fu ne loolu sax dañuy wax ne ji maanaam du li am solo mooy lan moo tax ñu dagg parce que problème bi yëpp loolu la lan moo tax ñu dagg parce que bu fekkee da nga def notification mooy ne ma ngi lay yëgal si ne def nga nangam naa ko dagg loolu mooy notification bu fekkee dañ ko indi kooku ne man jëluma dama leen wax ne ji loolu de xanaa lu yàkkam di moo fi jaar waaye bu dul loolu bu fekkoon ne yooyu dafay am da ngay jëm au huissier mu wane huissier bi wane ne kii kat waxtu sàngam indi nañ fi nangam te kile wala ko waaye loolu defuñ ko beneen mbir la léegi nag lan moo waral dagg signal bi comme man communiqué yi am na lu ma ci xam liir naa leen ak yenn yi ci gar daal lu ciy communication rek xam naa ko daal ci biir dama leen di wax ne ji sànq bi ngay tàmbali nee nga ay millions yu sénégalais ñu ngi leen di oo xam nga bu leen ay millions yu sénégalais ooyee mooy ne ay millions yu sénégalais dugg nañ ci seen plateforme di leen seetaan digital xam nga loolu olof lu mu koy waxee booy rege ju gumbu yàq sa bët la xam nga rege ju mooy la tourner les yeux voilà loolu mooy rege ju booy rege ju gumbu yàq sa bët la parce que rege ju loo koy doyee bu fekkee ne pour impressionner ko te moom du la gis bu fekkee ne pour tiital ko la moom du la gis bu fekkee ne pour charmer ko la moom du la gis donc rege ju gumbu yàq bët la xam nga loolu lu mu tekki mooy de jamono yi ñu toll signal boo fi dagg nit ñi bàyyi fa loolu dem ci feneen maanaam seetaan télévision nii bu rëy ci biir kër yi daanaka nit ñi dañ ko bàyyi plateforme yi la ñuy dem digital waaye du tere ki nga xam ne moom dañ ko ne réguler lii mu gis ne am na loo xam ne mu ngi jaar nii dafa am lu mun a yàq nañ ci wax gis nga naataangoowu CNRA ca France xam nga lu muy wax ci français la ko bind mais dañ ko wax ci olof à la télévision les enfants ne voient pas la même chose que nous maanaam xale bi buy seetaan télévision la muy gis ñun ñu di ko gis waaye ñoo bokk lu ñu xool de waaye bokkuñ lu ñu gis maanaam bokkuñ lu ñu mën a xamee ne lii lu ñu monté la lii lu ñuy foyee la lii dëgg la lii lu am la lii amul dañ ko xalaat loolu mooy
ne télévision dafa boole yëpp dafa boole information sur les faits li nga xam ne moo am nga xam ne ji li am sañoo ko tegg dara bu fekkee ne moom nga bëgg a wone la nga ci xalaat moom bu la neexee nga xalaat ci waaye da ngay njëkk a wone la ngay njëkk a wax li am ñu ne kon xale yi kat boo ñu lay seetaan télévision am na loo xam ne ji dina génn ñu jaawale koog lu ñu war a mën a def ca at yee ca gannaaw CNRA waxoon na ko boobu ca jamono beneen bokkul ak collège bi mais beneen collège bi fi nekkoon ci jamonoy dem si yàlla Babacar Touré ñu signalé woon nit ñi ne leen lii am na loo xam ne télévision bi wane na ko benn télévision wane na ko ci théâtre benn xale bu nekk Grand Yoff jéem ko toppandoo lan la jël mbuus si toile weekoo ko di weekoo parce que comme affaire xaru yi ñu desoon rek moom it mu jéem ko lu wax mu jéem ko mooy xamul ne loolu fañ ko defee théâtre la ñu ne nag xale yi bu fekkee da ngeen di am looy wax ci ñoom code de déontologie bi nga xam ne jàkkul na ji bi ñuy nekkee kii lañ nàkkul ne am na loolu lu ma ci doon junj mais yéen yoruma leen woon déontologie ñeneen laa ko yore dañ lay wax na ji xale ci boppam ci télévision waroo ko sax interviewé maanaam lu ndaw parce que la muy wax du ci xam dara xale du mun a témoigner du tax du mun a témoigner mooy li ñuy wax fii xel mi mun a toll ba mu comprendre du ko mën boo ko ne na nga ko jël seede tout à fait. xale ñett ñii la mun toppandoo ay waajuram bu fekkee ne mel nañ ni mu fi moog ne noonu la ñu war a mel bu ko foogee rek xëy na sax duñ ko mel moom moo ko foog ñooñu royukaayam lañu doon ak kan moromam bi nga xam ne ji ñoo bokk fu ñuy fooye ak lan ka nga xam ne ji dañ ko koy won jëmmal ko boo ne ko lu rafet nii lay mel wala ku baax nii lay mel wala ku am doole nii lay mel wala ku ñeme nii lay mel li ñu wax naanaam dañ leen di tabaxal ay héros bu ñu leen di tabaxale ay héros moom ci boppam mu jàpp dem ba mu yàgg mu jéem a niroog ñii ña ñooñu la ñuy def te mu dugg ci télévision wala cinéma loolu lay jéem a toppandoo ñiy defar boo ko xoolee MMA lañ koy wax maanaam championnat boobu ñuy wax waxu catch catch nga xam ne ji maanaam daal ci gàttal mooy ñi nga xam ne seen bëri yu métti yooyu nga xam ne dañuy defante boo xoolee foofu dañ cay bokk benn message bu ñu lay faral di jox bu leen jéem lii ci seen école keneen naan seen école waxu la yow xale yi lay waxal bu leen jéem lii ci seen école bu leen jéem lii kër ga ñii koy def ay ati entraînement la kon bu leen ko foyee kon ñu ngi artu xale yi catch ñu ngi artu xale yi donc lan la léegi nag ngay boo jëlee benn xale mu nekk ci mbedd mi comme nit ñaa ngi sànnante ay xeer moom mu bokk ci ñi sànnante ay xeer nga jël ay waxtu di ko exposé day dem ba mu yàgg moromam mi nga xam ne mu ngi ci kër ga day jàpp ne lii jaadu na buñ demee ba loolu weesu te loolu xam naa xëy na ci kanam lañ koy seet yi ndax dina am yàlla bu mu am mais bu demee ba loolu weesu xale yi loolu dañ koy def fooyeekaay man may diw sànni xeer man may diw nga xam ne ñun biñ nekkee tout tànk li ñu doon fooyee mooy temps yii loolu façon film yooyu lañ doon seetaan gaa ñuy def ay li ñu ooyee épée. D'accord. donc ñun léeg-léeg dañ ci doon gaañanti lool parce que loolu fooyeekaay la cinéma lañ ko doon gis ñu duñ xam nu mu demee. ñu koy def cinéma nag boobu tax bokkul ak télévision bi ñun cinéma lañ doon seetaan boobu télévision ñëwagul. fooyeekaay yooyu buñ ko demee nag ba miin ko nga jël xale yi manifestation yu toll nii ñu nekk di sànnante ay xeer nga leen ci topp daf ñuy delloo ci li nga xam ne yàggul lool ca semaine yee wala weer yee ci gannaaw rek maanaam mu ngi ba tey sax mu ngi fi weesoogul li ñuy wax ne ji am na nangam buñ bëgg a dugal ci école yi ci wàllu góor ak jigéen te am ñoo xam ne tey fi dañ ci taxaw xar ci seen tànk tubéy waaye loolu du fi am maanaam buñ dugal mu ci boppi xale yi buñ ci dugal nangam ci biir école yi éducation sexuelle. voilà éducation sexuelle boobu buñ ko ci dugal seen bopp loolu yëpp mooy ne xale bi ci boppam dañoo xam ne ji kii am na loo xam ne boo ko tegalee dootul xàmmeeti fu mu ci war a yem te pourtant ki wax na ji dafay indi éducation boobu lam cay jublu mooy nee na daf leen bëgg a préparer pour ëllëg kon ci xale la ñuy tabaxee léegi nag booy tabax ci xale commencé ko di ko won violence exposé ko ay waxtu loolu la ñuy wax ne droit à l'information am na la liberté de la presse am na la responsabilité des journalistes dafa am tamit responsabilité mooy lan mooy ma xam ne ji lii mu ngi nii waaye bu ma ko waxee mën na yàq li nar a yàq du ma ko def li nga xam ne ji mun na indee jafe-jafe
ki nga xam ne dañ ko wax ne ko kay réguler mooy bu kenn ëppal bu kenn yokk bu kenn wàññi ndax boo ko defee am na fi mu nekk nii am na ay séries yoo xam ne ji CNRA bi mu waxee ne bu ko fi kenn génneeti avant CNRA di wax ay ñeneen ñu ko ëpp doole ñeneen ñoo xam ne ñoom seen kàddu moo gën a siiw ci mbedd mi ci penc bi ñoo njëkk wax ba naan CNRA xanaa yéen ndigu leen ne nangam moo ngi génn ci télévision bi loolu yëpp bu amee waxtu woo xam ne bu accès pile lii nga def ko jamono bi mu tombeel dafa am ci lu ne jamono bi mooy lan jamono yi waxu Sonko la di wax loo ci mën di dégg waxi politique la bu dëgër politique la ci biir politique moom loo fa ekkati lu ne da ngay am ay kii far fi mënta ñàkk CNRA xaaruñ ci moom mu far ci fenn waxoon naa la ne mun naa yàgg de waaw CNRA xaaruñ ci moom mu far fenn li ñuy xaar ci moom mu def lii lépp loo xam ne ji mun na tere journaliste yi liggéey moom war na koo moytu lépp loo xam ne mun naa tere public bi am information yi war mun na ko moytu waaye it mun naa fexe ba bu kenn wax na ji comme lii dama ci am xaalis boo ko wanee dinaa ci am xaalis naa ko wane nu ma ko wanee baax na loolu tamit kenn sañu ko ndax bu du fekkoon ne loolu rek la li nga xam ne mooy toujours misaal bi may joxe fu mu toll di ko joxe dama wax na ji yow yaa am sa télévision wax naa ko benn bés maag ndom si yàlla Sidi yàlla na borom subhanahu teeru ko ci àjjana yi gën ko wee maag Sidi benn bés dañu toog ci plateau fii ma ne ko Sidi lii sa télévision la ma ne ko mais sénégalais bu nekk am na ci dara lan parce que fréquence bi nga yore dafa am nu ñu la koy joxe dañ la ko loué est-ce que yaa ngi fay ak fayuloo beneen affaire la su nekk ni débat bi fi nekk nii ndax ñaata la ñu war a fay par fréquence ñoom ñi ciy waxtaan ñu ngi cay waxtaan mais kon lii nga xam ne kon Sénégal yëpp dañ cee bokk léeg-léeg ma dégg leen keroog kenn fi ci télévision bi fii Walfadjri am na kenn koo xam ne ji na nga ma wax turam rek naa ko tudd fii Ramatoulaye Sarr dama ko dégg ci benn revue de presse ba mu tudd Soleil daal ne service public de l'information daa tudd Soleil ma oo ko ne ko Ramatoulaye yéen ci seen bopp Walfadjri yéen a ngi def service public de l'information parce que service public mooy lan li nga xam ne mun naa dimbale askan bi li nga xam ne mun naa leeral seen xel li nga xam ne mun naa yokk seen xam-xam li nga xam ne mun na leen dimbali ci ni ñuy fajoo li nga xam ne mun na leen dimbali ci lii mooy seen droit lii mooy seen kii ka nga leen di mun a waxal loolu service public ci la bokk ci service la kon yéen a ngi koy def professeur xam nga professeur da nga laal fu am solo mu ay points yi am solo la sax mais attends man ma sponsorisé d'abord sama santé parce que mënuñu commencer quand même te naanuma au Aquaterra parce que ça sponsorise ma santé waaw si pur si légère di gërëm bu baax a baax yata saay nekk ci réew mi nag tekk ci réew mi ko gën tey doxal réew mi boo nekkee ci réew da ngay def li réew mi bëgg waaye tamit nga doon doomu réew mi pare fësal mbir def ko ci réew mi di ci jëriñu ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax au passage gis naa loo bi merci c'est vraiment gentil sama waa kër yëpp léegi Aquaterra la ñuy naan n'est-ce pas yaay maman Adjuma Sey moom Aquaterra lay naan donc bu weesoo loolu professeur sànq da nga wax lu am solo ma naan d'abord muy benn point bu nga xamante ne nii régulation nga ko tuddee régulation moom mooy réguler waxaan nga tamit beneen deuxième point bu am solo moom mooy xale lu mu gis ci télé rek dafa am interprétation boppam mën na ko reproduire te gis nañ ne que également bi nga xamante ne ni tey am na ci yenn chaîne de télévision yoo xam ne dañ doon teg ay séries yoo xamante ni ay scènes yoo xam ne kenn daawu ko woon censuré foog naa ne Walfadjri bokk na ci télévision yi koy njëkk a ŋàññi dénoncé ko te invité ñi nga xam ne dañ koy dénoncé fii ci télé bi ñu wax ko fi ba interpellé fii CNRA boobu Makhtar Gueye mu ngi fii toog kon xam nga ñun doxuñu ci liy wane peut-être ay images yoo xam ne dafay choqué mais foofu da nga fay teg sa baaraam en attendant ma ñëw ci sàmm bu yàgg parce que bu dee régulation rek je pense que télévision yi ñu ngi dox ci réguler bu baax a baax te amul benn télévision peut-être en tout cas ñun ba ci Sen TV mi nga xam ne tey dagg nañ seen signal bokk nañ ci ñaari chaîne de télévision yi nga xamante nii censuré nañ li ñu mën a censuré ñun wane wuñu direct wane wuñu ay doomi aadama yoo xam ne xaañ nañ leen ba musiba naaru laay bañ na ko image yooyu bu amee sax suñu reporter day def de telle sorte que day téye micro bi jàkkaarloo caméraman bi je parle sous le contrôle d'Abdou Khoudous Diallo mais également de Issa Tine ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci fond bi gën cee nekk ñoom ñëpp dañ doon censurer événement bi te tey gis nañ fi ñoo xamante ne nii site internet yi la ñoom dañ doon wane bay wane sax doomi aadama ni leen di dóoree ba lu fetal ñu dee bon c'est pas pour juger peut-être ñi nga xam ne ñooñu mais site yi peut-être kenn censuré wul dara am na ñoo xam ne yenn télévision yoo xam ne censuré wul dara
sama waa kër nañ jaaxle. Sénéra acte bi mu def nii daf ko prémédité ñëw bon professeur wax na léegi lu am solo aca vas-y maman wax na wax ju am solo léegi ne que peut-être notification mënoon na fi yegg si ak lu ci mën a am notification oui ou non de toute façon dafa mel ni que tëj bi dañ ko xaw a prémédité ndax loolu du xaxotal presse bi quand même Sambou Biagui loolu noonu yow laa koy interpeller bu baax a baax. xam nga Aïcha damay d'abord damay féliciter Walfadjri féliciter Sen TV féliciter Leral féliciter toute la presse nationale internationale ci liggéey bi ñu def ci li nga xamante ne moom moo am ci manifestation yi nga xamante ne am na Sénégal di ñaawlu véritablement li nga xamante ne wax nga ko sànq am na ci ay télé yu ñu tëj am ñoo xamante ay organes yoo xamante dañ leen lakk am ñoo xamante ne ay journalistes wala ay acteurs de la presse yoo xamante gaañ nañ leen donc loolu yëpp vraiment di ko dénoncer mais man fi may commencer mooy fi ñu njëkk a commencer privé askan wi li nga xamante ne moom mooy seen droit seen yelleef mooy la nga xamante ne moom moo xew ci assemblée nationale. Je pense que doyen wax na ci sànq assemblée nationale dama jàpp ne loolu waroon na nekk point boo xamante ne waroon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. Tout à fait. Parce que la xew foofu c'est historique lu mel ni levée immunité parlementaire du principal opposant dans un pays nekk député à l'Assemblée nationale ñuy lever son immunité parlementaire ñu ne ci lan la ñu ne ci viol ñuy lever immunité noonu ñu ne presse bi doo leen dugg loolu lu ko gën a garaaw amul man personnellement man dama déplacé wu dem foofu te bi ma demee foofu la première personne à qui j'ai parlé c'est le commandant de la police commandant police bi ma waxee ak moom mu ne ñoom instruction lañ jot ne fii nii bu fi kenn taxaw ma ànd ak moom ma ne ko vous avez parfaitement raison mu ne pour dugg génn ñoom amuñu sañ-sañ boobu assemblée nationale moo am sañ-sañ boobu te assemblée nationale ñi koy sàmm waa gendarmerie la ñoo nekk ci bunt bi donc gendarmerie c'est par sous le contrôle de El Hadj Malick Guèye qui était député gendarmerie fa nekk ñoom du seen prérogative bi ma demee wax ak gendarme bi mu ne ma nous on a reçu des ordres ma ne kan moo la jox ordre moom laa bëgg waxal mënuma won kii moo ma jox ordre donc ça veut dire que l'Assemblée nationale n'a pas joué son rôle pour que véritablement public bi nga xamante ne ñoom dañu ne dañ fa toogal peuple sénégalais dañuy lekk xaalisu peuple sénégalais waaye xañ sénégalais yi li nga xamante ne moom mooy seen wareef mooy le droit à l'information loolu wax na sànq service public ñun ñëpp service public la ñu def parce que dañuy informer askan wi ci li nga xamante ne moom seen droit la ça c'est la constitution qui l'a consacré yow boo tëjoo assemblée nationale alors que yow peuple bi moo la yóbbu foofu nga tëju nga ne yéen askan wi man may seen député mais lii nii mënoo leen ci jot et malheureusement que ce soit pour ñun presse que ce soit pour assemblée nationale seeni collègues assemblée nationale moo def mbir mi en direct ci réseaux sociaux yi. keroog kay Mame Diarra Fam moom comme reporter. léegi nga xañ ko journaliste yi alors que journaliste yi mën na am mu def ko un traitement boo xamante ne moo ëpp fuuf que kële li muy def. traitement impartial. traitement bu normal bu rafet mais nga toog assemblée nationale nga def sa portable ngay jël une partie muy génn xam nga tu n'as pas fait le traitement parce que ce n'est pas un technicien de l'information et de la communication alors que technicien de l'information et de la communication bu ñu duggoon technique ba ci war man mënuma defar buntu parce que du ma menuisier mënuma defar photo yi parce que du ma menuisier ainsi de suite donc ka nga xamante ne jël na ko loolu du rôle am moom député la du journaliste du acteur de la presse donc lu muy génnee mun na tas réew parce que mën na fa génne loo xamante ne xëy na la responsabilité du journaliste bi doyen Bakhoum da wax léegi moom du ko def yow wax nga ko sànq am na blessé yu bëri yoo xamante ne amul benn boo xamante ne génn na ci antenne bi mais ci réseaux sociaux mu ngi doon génn réseaux sociaux yi parce que c'est la responsabilité du journaliste qui est engagé te foofu responsabilité bi am na fu mu ko teg loolu moo tax loolu yooyu noonu génn donc ça c'est à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale loolu bu mu xewee dégguñ ci benn yoon CNRA te dañ ne dafay réguler dégguñ ko benn yoon CNRA à chaque fois presse bi bu amee jafe-jafe dégguñ ci benn yoon CNRA à chaque fois presse bi
nekk ci mbir yoo xamante ne véritablement dañ leen attaqué doo ci dégg CNRA. au contraire bu état bi bu presse bi defee dara loo xamante ne arrangé wul CNRA nekk këmëj bi ci gën a garaaw mooy bii et man tey su ma bokkoon ci organe de presse ya ñu attaqué damay porter plainte contre CNRA je vais m'expliquer pourquoi. CNRA bi muy tëj Walfadjri bi muy tëj Leeral bi muy tëj Sen TV y avait pas de casse dans les organes de presse TFM attaqué wuñ ko RFM attaqué wuñ ko Soleil attaqué wuñ ko tel lii attaqué wuñ ko parce que boo tëjee Sen TV nga tëj Walfadjri nga tëj Leeral askan wi dañuy defe ne ñii ñoo ànd ak ñun dañuy naan presse bi ñoo ànd ak ñun ñeneen ñi ànduñu ak ñun kon ko ànduñu ak ñun nañ leen fi jëlee. yaa gi kon su ma la déggee bu baax da nga bëgg a wax ne que tey jii kas yi ñu kase tey ay wala lakk yu lakk yeneen organe de presse yi. mu ngi jógee responsabilité CNRA war na ci engagé responsabilité CNRA la parce que c'est un précédent dangereux. parce que yaa ngi ñëw diviser la presse ci mbir moo xamante ne véritablement kenn xamul commencé na kenn xamul fu muy yem moo tax waxtaan. lañ ko sant waxuñ ko muy tëj dafa ne nay waxtaan dans le communiqué bi nga xamante CNRA envoyé na ko la veille def na la couverture irresponsable ce mot me choque moi journaliste ça me choque il veut dire que nous ne sommes pas des responsables parce que tey moo tax ma ne grand sama grand frère la Babacar. sama grand frère la je l'aime je l'estime beaucoup lui-même il le sait mais li ñu ko joué la mënu ko joué. pourquoi. parce que du rôle am mënu ko waru ko def parce que ci ñun la bokk. da nga bëgg a wax ne que CNRA de par Babacar Diagne dafay dépasser ay prérogatives am. dëggoo lu ma la dama la ne Babacar li ñu ko sant man je suis persuadé Babacar Diagne du jël sa responsabilité ne damay tëj Walf du ko def. connaissant la personne du ko def lañ koy defloo nag munu ko te waru ko def moo tax ma koy ñaan moom mu bàyyi mu démissionné dafa war a démissionné CNRA gis nga tey le président de la République Macky Sall mun naa wax ne moom wàccoon na ak ñun xam nga lu tax xoolal kuréelu presse bi yëpp commencé ko APS kan mooy directeur bi journaliste Thierno Ibrahima Fall le PCA Alioune Dramé journaliste la ci ñun la bokk nga dem Soleil le directeur général lan la journaliste Yaxam Mbaye le PCA kan la Mamadou Bamba Diallo journaliste nga jógee foofu nga dem maison de la presse kan moo fa nekk Bara Ndiaye journaliste la nga jógee foofu nga dem CNRA kan moo fa nekk Babacar Diagne journaliste lan la dese c'est-à-dire ñun lu ñu moom yëpp moom jox nañu ko maintenant li des kay mooy gestion ba waaw mais président de la République mënul toog dem CNRA mu ne leen demal coupel ma diw du ko def c'est la gestion maintenant ci entité yooyu kenn ku nekk na nga koy doxalee nga bàyyi xel ne yow boo gisee ñu teg la fii du sa compétence kese dafa am leneen lu ci rax li ci rax mooy vous êtes journaliste li ci rax mooy vous êtes acteur de la presse waaye yow li tax nga dem foofu ñëw nga yegg foofu rek nga beddi ñi nga xamante ne ñoom ñooy sa famille loolu moom mooy metti man. say confrères. say confrères say xarit mun naa wax ne sa famille. nga ne da nga leen di non wax nañ ma lii voilà je coupe wax nañ ma lii non damay dagg wax nañ ma lii non damay def nii wax nañ ma lii damay alors or mon grand Babacar Diagne. comme si que dañ doon mbubboo rek pour accéder si au pouvoir bi rek. moom laa lay wax moom laa c'est-à-dire dañuy def ay mbir mais je suis persuadé li ma lay wax nii je suis persuadé xëy na peut-être doyen baaxum du ma démentir Babacar Diagne ne prendra jamais une responsabilité ci moom muy couper ay signal télé waaye ñi ko sant moo tax ma ne bu ñu la santé dara bu ñu la joxee dara ñu ne la defal lii tu es obligé de le faire. moo tax ma ne ko mënu ko def te waru ko def kon na delloo lenge ya. d'accord. waaw allez maman tuuti rek c'est parce que dafa am loo xam ne dama ko mënta comprendre ba léegi maa ngi léegi yaa ngi wax affaire de démission mu démissionner mu def lii CNRA mais est-ce que jàppoo ne CNRA amul njariñ ci askan wi jàppoo loolu parce que man je me dis mënoo fi am CNRA
am fi ARMP déjà ñaar yooyu rek benn la man ci man noonu laa ko jàppee non xaaral rek ma wax après on va développer donc déjà ñi ngi remonter le peuple contre yenn organe de presse yi parce que tey comme ni nga ko waxee tey bu fekkee ne tëj nañ Walf tëj Sen TV kon dañ naan ñooñu la ñuy xeex léegi peuple bi remonté wu contre soit je sais pas TFM ak RTS wala 2S kon ça veut dire que waa CNRA ñi ngi remonter la population contre organe de presse yooyu CNRA ban njariñ la amal askan wi est-ce que yaakaaroon ne dañ ko war a dissoudre complètement mu bañ fee nekkati parce que yenn yi tamit man je me dis que journaliste balaa dara dafa war a xam jiital l'éthique et la déontologie journalistique conflit d'intérêt man tout le temps dama koy wax on doit le prendre teg ko de côté si tu sais que tu ne peux pas gérer lii parce que da ngay bañ diw mer parce que da nga koy bañ a wax pour jàpp ni nit ki dina la mere wala dina la nangam sangam vaut mieux que tu jettes l'éponge tu démissionnes mais man njariñu CNRA ba léegi xaw ma lan mooy njariñam xaw ma ko jàpp naa ne daal état bee ko fi teg état ko bi moo ko fi teg télé bu wanee lu neexul état bi càpp acca demal supprimer acca demal arrêté man loolu laa jàpp. donc xam nga lu tax. xam nga dafa am d'abord différence entre CNRA ak ARTP. ARTP li muy réguler mooy les télécommunications les fréquences de rajo ak yooyu loolu lay réguler loolu lay toppatoo. CNRA mu ngi ci. pour ñu defoon ko benn rek mu nekk benn. waaw mun na bañ a nekk benn xam nga tey les téléphonies mobiles ak yooyu mënuñu ñun ak ñoom bokkuñu champ bokkuñu fu ñuy yëngoo CNRA am na njariñ mais dafa déphasé li tax man dafa déphasé mooy doyen wax na ko sànq c'est-à-dire yow boo coupé fii jàppal ne ñu ngi koy def feneen kon am na yow neneen noo mën a réagir réguler fekk jaaroo ci ay dagg jaaroo ci ay coupé signal balaa ngay naan naam nga ne fa waaye moom dafa nekkul fenn c'est ça le problème du CNRA tey xam nga wax naa la sànq ma ne la wax nga sànq démission wala dissolution mais c'est-à-dire CAP déjà am na benn bataaxal bu ñu génnee ci réunion bi nga xamante def nañ ko yàggul mooy def beneen conseil boo xamante ne boobu dafay méngoo ak jamono mooy ci li ma ci gën a jàpp mooy président ba nekkatul état bi mooy dem jël fële Mademba wala Massamba def ku ko neex wala mu ñëw teg la non dañuy tànn 6 par exemple ñu naan état jël nañ Bakhoum jël nañ Aïcha jël nañ Malick jël nañ diw 6 ñu ne ci 6 yi jàpp nañ ne ñii kenn ku boo ko ci joxee rek mën na ko yor te fekk ñoom tamit consulter lañ leen ba pare ci li nga xamante ne moom mooy doxalin wax bu boobaa nag état comme que yow yaa am prérogative fal ñu ne nag léegi nga fal comme ni ñu ko defee au conseil constitutionnel liste lañ def après président mooy fal donc ci ñooñu maintenant nga jël ci ñooñu nag nga fal bu ko defee ñun dañ ciy gis suñu bopp waaye CNRA boo xamante ne yëguñu tiinuñu xamuñu nu muy doxee xanaa texte yu ñuy gis rek bu ñuy yëngu duñu avertir kenn jékki-jékki rek couper ay signal loolu moo tax ma yeggali rek loolu moo tax ma jàpp ne Babacar Diagne dafa war a démissionner parce que aussi il faudrait pas qu'il confonde la RTS sous Abdou Diouf et la RTS sous Abdoulaye Wade ba mu yore woon. Est-ce qu'il n'est pas contrôlé par l'État, Babacar Diagne? mais ku la abal bët moo lay wax fi ngay xool fu la neex ngay xoole C'est vrai. moo tax moom li ñu dañ ko sant moom waru ko def c'est-à-dire moom waru ko def c'est-à-dire la personne de Babacar fu mu toll ci véritablement beneen rôle bu mu war a jouer dans la presse moom waru ko def waru ko nangu waru fa nekk moo tax moo koy laaj solennellement boobu ba léegi maa ngi koy ñaan solennellement mu démissionner à la tête du CNRA pour moom d'abord mais également pour la presse parce que tout simplement ma jeexalee foofu gis nga ce jour-là dama jàpp ne aussi il y a un problème de solidarité qui se pose dans la presse. On y reviendra.
dinañ ci dikk lu gën a yaatu ci solidarité boobu nga xamante ne yéen point bu am solo ngeen ciy liggéey yéen waa APRES. da nga wax aussi point bu am solo bu nga xamante ne nii tudd nga ko léegi gouvernement yi nga xam ne ñoom ñoo succédé wu du temps de Senghor du temps de Diouf ba du temps de Wade tey ñu gis ne que El Hadj Malick Guèye yow nga nekkoon député surtout du temps de Wade ñu gis également que ak lu mu mënta demee lu mbir yi métti woon dañ daan garder quand même cap boo xamante ne nii moom mooy respecter la liberté de la presse ak nu mu taroon peut-être du temps de Wade li ñu gis nii xoxatal gi ñu gis nii ci presse bi mën nañ njort ne amul woon ndax xam naa ne bu amoon kon njiitu réew Macky Sall tey du doon président ndaxte wax dëgg yàlla diggante mouvement wu 11 juin 2011 23 juin plutôt 2011 taxawaay bi nga xam ne nii presse bi taxawee woon nañu ko tey jii je pense que moom bokk na ci li tax peut-être pouvoir bi xaw a reculer tuuti parce que lépp tamit lañu leeraloon parce que loolu moo nekkoon suñu rôle amoon accessibilité aussi ci biir assemblée nationale ba xam lañu fay nas lañu fay nocci tey ñu gis ne que tey même dugg biir hémicycle sax taskatu xibaar dañ leen koy aaye boo doon def tey la part des choses entre li amoon démb ak li amoon tey lan ñu ci wax. merci. li ngeen di waxtaanee ni lu am solo la li ma ciy njëkk a wax rek mooy presse baatu presse information presse arab daf ne lumière la ci askan lumière nag su ko askan di xaar wartu dajeeg lëndëm bi ci njëkk mooy ki nga xam ne dafa war a xam dëgg nga ñëw indi ko leneen lu dul dëgg kooku yaa ngi koy trompé yaa ngi koy rey yaa ngi koy dugal ci gàm boo xam ne it du gàm bu gën bon métier presse dafay métier boo xam ne dafa diis lool waaye dafa am njëriñ lool waaye dafa yaatu lool dama ci faral di condamné nag ñu bari dafa bëri ñu ci dugg te bokkuñu ci bu fi nii Sénégal presque ñëpp journaliste la boo demee ci réseaux sociaux yi lu bëri ñu ngi koy bind sa di ko ci def ñu koy askanale journaliste yi fekk na du journaliste sa ba tax na war na assemblée nationale war ñu préparer benn loi boo xam ne dafay jox presse gëddëm ak karangeem ak sécurité waaye da koy jox it limitam parce que information ak yéebaane du benn wax nga ne Ablaye Wade loolu lu ma neex la bi nga ko waxee dama kontaan xam nga dama kontaan mooy bu yëkkatu arab bi def ne kama tuddinu tuddaanu li nga leble rek moom ngay fayu bu tax ma ne yéebaane information moom la ñëppay xaar waaye bu baax ba waaye bu wér ba lu dul yéebaane ok mun naa wax ne am na lu ma jaaxal lool ndokk sa bi ma fekkee tey débat bi nga xam ne dafa laal loolu nangu naa direct comme ni ngeen koy defee waaye ñu ngi fii taal nañ hôpital bi taal nañ gendarmerie bi dàq nañ policier xoola dafa am information dafa am loo xam ne ca dëgg-dëgg yàlla tabaxu réew te defaru réew te information dafa war a ñëw pour jàppale réew mi ak doomi réew mi waaye information boo xam ne dafay ñëw bu taal ça c'est catastrophique. mais journaliste yi taaluñu nag. waaw du journalisme jombul ci métier mi la parce que métier boo dem am na ko baax am na ko bon am na koo xam ne loo bañ maanaam sam guya bi wala bu ko dëkkal fu mu dëkkul bu ko wax loolu lu mu waxul bu la kenn pressionné ba ngay ñëw di def façon système boo xam ne ca biir liggéey bi ëmbaale ko ak journalisme bi kenn du la mën a tudd kenn du ko mën a wax dafay métti. man li passé am naa lu ma condamné ci journaliste lu bari loolu nag yàgg naa ko condamné façon boobu mu ngi commencé ci maître Wade. muy lan mooy li am tey rek bu nekkee ne information bi da nga koy joxe ñun d'accord naa nga joxe sa heure information waaye d'accordu ma nag kii yàq di daaj nga topp ko rajo
ça c'est pourquoi. non mais attends Alaaji Malick Gueye xaaral ma yegg yéebaane ak information du benn 80% ci li lakk ci dëkk bi ak li tàkk ci dëkk bi 80% li ko def yëpp direct yooyu moo ko waral yaa nga Tamba xaaral ma laaj Tamba waa pare nga yow waa Kaolack xaaral ma dem Tamba xaaral ma dem Tivaouane façon situation boobu ça c'est pourquoi loolu c'est pas de presse kooku du information de kooku yéebaane la tudd ak yàq man ànduma ci système boobu. léegi mën naa ma yëgali xaaral ma yëgali wax nga léegi gujaay bi wax na lu ma neex nit dafay nangu dëgg alxaq yu xaal réew ak dëkk maanaam àddina dafa fondement yow ci dëgg général Mahama Kaan lu mëntu nekk war na limité boo demee tribunal balance bi la tiim dafa naan waaqimul wasna bil qist wala tuzun mizan nit ku nekk réew mi bokk ak réew mi nga bokk ñu bokk ñun ñëpp li nga ci am laa ci am buñ nekk opposant wala buñ nekk ànd ak pouvoir bay yàq réew mi buñ ànd ak opposant bay contre état ça c'est catastrophique c'est pas état ngay xeex wala président Macky Sall ngay xeex wala Sonko ngay xeex wala Idrissa Seck ngay xeex non da ngay xeex réew mi yàq réew mi loolu du information man dama ñaan ne li nga xam ne moom laa d'accord toute la journée li ci gis lépp loo xam ne gis nga ko ci journée bi booy def sa information nga def ci extrait joxe ko waaye nit boo xam ne dafa mer am naqar yow nga yore essence bi mooy lan information bi di nga koy yéebaanee la xew Ziguinchor yaa ngi ko topp di ko yónni ci télé bi la xew Dakar yaa ngi ko topp la xoolal ñëppay mujj taar rek loolu mooy ñëpp nañ taar rek exact te loolu moo fal Macky Sall attends ma béy ma tuuti man maa ngi Macky Sall ànd loolu moo fal Macky Sall moo tax ma ne la kama tuddi nu tuddaanu li nga leble woon dim moom ngay récolté tey fokk ñu régler situation média wu Sénégal lu ko may média dana ma sa lakk su dëkk bi bi ci topp mooy yow Gadiabe dégg naa nga ne président Macky def na lépp lu mu war a def maanaam wala organe jox na ko kenn ku nekk ka ko war a moom jël na ko waaw su boobaa na léegi responsabilité xam nga fu ne kan moo ko yor mooy ñi nga xam ne seen métier la ñu jàll bu fi jiital la fa bon yow sa métier mi nga xam ne yaa ko doon bokk ak ay journaliste yi ñoom ngeen nekk benn njëli jiitale ci kanam journaliste yi bon yaakaar naa ne war nga mën a seet sa bopp ne gënu leen ñoom bañ jiital la bon war nga mën a équilibré man daal li ma d'accord sang bi Adja mooy bëgg naa maanaam ku fonk journaliste la man ñeent yi dama naa bëgguma sax ku koy wax ci débat bëgguma la tudd sa ku leen tudd ci débat mooy man dama fonk homme de tenue man dama fonk journaliste mooy dama fonk santé dama fonk justice d'accord ak éducation yii mooy yi nga xam ne 5 points yi mooy points yi nga xam ne bëgguma ku leen laal parce que ñooy ñi nga xam ne maanaam dañuy ñoom ñooy ñoom bu ci génnee rek nit ki dootul nekk nit ndax nit bu nitewul du nekk nit te bala ngay nite da ngay nekk nit ba pare. d'accord te léegi maman